Càmbar si diine sur ITV. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah. fii la ci ITV ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ici et ailleurs où que vous soyez, paix sur vous. ñu ngi sant sunu borom subhanahu wa taala bi nga xam ne moo ñu defal jàppandi ba ñu toll ci fukkeel ak juróom benn jotaay ci seen émission càmbar ci diine. ñu ngi ko ci sant bu baax moom mi nga xam ni mooy almustaan di sant di gërëm ñi nga xam ni ñoom lay bokkal jataay bi tey di sant di gërëm képp koo xam ni sa loxo dugg na ci émission bi rawatina waa kër gi ñu nekk ITV nekk i rajo ku nekk si ñoom maa ngi koy jox wàccuwaayam di ko delloo njukkal di nuyu bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom lay seqal waxtaan bi tey nga xam ni thème bi ni ngeen ko gisee ci affiche bi la femme musulmane entre tradition et modernité kon dafa mel ne jigéenu jullit la ñu bëgg a waxtaane kon su ne jigéenu jullit jullite ba foog mu nekk loo xam ne itam dañ ko war a faram-fàcce càmbar ko entre tradition et modernité jigéenu jullit boobu nan la demee ak li ñuy wax aada maanaam sunu démb rawatina ñun ay africain lañu kon démbu Afrique nañ doon dundee pas-pas yeen amoon aada yi nañ doon tëralee seen i biir ak ba lislaam ñëwee lan moo ci soppeeku ak li ñuy wax modernité nga xam ni dinañ koy wax xay ci wolof ala kulli xaal mooy loo xam ni lu bees la waaye yamul ci nekk lu bees modernité wante mooy loo xam ni dafay weddi lépp loo xam ni dafa tëddinu aada ak tëddinu diine bu ñuy wax dëgg-dëgg modernité day indi maanaa boobu loolu kon lañ bëgg a waxtaanee ci émission bi xam ngeen ni fan yële 8 mars moo dellu si ci at bi nga xam ni benn bés la boo xam ni daanaka ñu bari ci àdduna bi dañ koy feete di ko duppee àqu ak yelleef jigéen ba Sénégal tam dañ koy jox bu baax doole di ci def ay xumbute bu ko defee loolu yëpp dinañ ci ñëw ba seet lan la wund ak kon fan la jigéenu jullit toll ak loolu yëpp ñi ma seqal waxtaan bi suñu invité du jour mooy soxna Ndeye Diop nga xam ne mooy jëwrin mooy la présidente de l'union des femmes mourides Jaaratullah ku am taxawaay la ci wàllu lépp lu jëm ci l'islam waaye rawatina na ca jigéen demee ñu ngi koy sant di ko gërëm ci teewaayam di sant di gërëm tamit ki nga xam ne dinañ bokk ak moom waxtaan bi muy la professeure la ci Université de Dakar di jàngale médecine di servir di liggéey tamit ci hôpital Dalal Jàmm ñu koy wax professeur Nafissatou Ndiaye Ba di ko sant di ko gërëm ci teewaayam di sant di gërëm tamit oustaz al imam Fadilatu Cheikh Zakaria Cissé kon ñu tàmbali ma bàyyi ku nekk si ñoom mu nuyoo ñu doog a jàll ci suñu beneen tomb ma tàmbali ci soxna Ndeye Diop. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa baraka barka borom Tuubaa bokk jullit yi yéen ñu tedd ñi suñu borom dogal ñu bokk jataay waxtaan bi ñu ngi jëme ci kenn ku nekk ci yéen yéene ju rafet ëmb ko ci ñaan gi ñu yonent bi defal nuyoo alayhi salaatu wassalaam te mooy ne yal na jàmm nekk ci yéen ak yërmande borom bi tabaaraka wa taala ak barkeem di am bu baax mbégte ci jataayu l'islam bi ci émission l'islam bi ñuy wax càmbar ci diine di ko ànd ak suñu kilifa yu baax yi di leen nuyu di leen ziyaara alhamdulillah tabarakallah soxna Ndeye Diop ñu ngi lay ziyaar bu baax di la jox sa wàccuwaay di la masawu coono di la baalu ak di la baal ak di wax njaboot bi nañ ñu jéggal liñ la jël nii ak guddee bi waaye xam naa liggéeyu lislaam jaral na la ko xam nañ tamit na njaboot bi yëpp xam nañ ni ci lii ngay yëngatu di la ci sant di la ci gërëm baax a baax ñu jox professeur Nafissatou Ndiaye Ba moom tamit mu nuyoo.
alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant yàlla di julli di sëlmal si rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di la nuyu imam di kontaan vraiment ci invitation bi ñu yàgg nañ la suivre di jàng lu bare si say intervention donc tey c'est un plaisir vraiment ñu war a toog nag bokk ak yow jotaay bi di nuyu tamit sama imam sama kilifa di ko ziar di ko jox wàccuwaayam di nuyu sama xarit soxna Ndeye Diop kii sama sœur la kontaan naa trop ba bokk ak moom tey plateau bi. tabarakallah jërëjëf ñu ngi lay ziar bu baax di la jox sa wàccuwaay di jox al oustaz al imam fadilatu cheikh Zakaria Cissé moom tam mu nuyoo. alhamdulillahi ala ni'matil islam summa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin muhammad ibni abdillahi wa ala alihi wa sahbihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. kon ñu ngi lay fay al imam Ahmad Mokhtar Kanté di nuyu mboolem ñi nga xam ni ñooy topp ITV ci mboolem ay programme am rawatina programme bi di càmbar ci diine di nuyu kilifa yëpp di wàccee ñëpp seen wàccuwaay di amaat mbégte teew fii bokk ak sunu jigéen ñi taabal bi pour ñu am tomb yoo xam ne dinañ ko jéem a jàngat pour ñun réew mi ak mboolem jigéen boo xamante ne tamit mu ngi ci kaw suuf ndax lislaam li muy jàngale pour nit ñëpp la ndax yàlla moom ñëpp kon ñëpp buñ ko toppee njëriñ lay doon mais xëy na léegi suñ particularisé wax jigéenu jullit xëy na li mu nangu ommatu moo tax ñu koy jubbu ci boobu côté kon yàlla defal tawfiq yombalal ñu ba ñu mën a njëriñu. tabarakallah oustaz ñu ngi lay ziar baax a baax ci sa teew gis nañu saa su ne yaa ngi ñëw di ànd ak ñun ci émission bi te di jóge fu sori waaye yow tamit sa participation personnelle la ci lépp lu ñuy waxtaanee ci l'islam li la ci borom subhanahu wa taala baaxee ci xam-xam ak xam li nit ñi nekkee nga fexe ba mu feeñ ni mu gën a leere du ñu def lu dul ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu gën la defal tawfiq ci taxawaay bu rafet boobu su ko defee kon ñu dem te ñëwaat dugg ci biir waxtaan bi. gaaral bi. tabarakallah ñu dellu di sant sunu borom subhanahu wa taala di ñaan sunu borom bu baax a baax lii nga xam ne mooy feebar bi di law ci àddina bi te tiital ñëpp dugg ci réew yoo xam ne sax réew yu am doole lañ ci wàllu koom ak ci wàllu mën a sàmm lu ñuy wax santé publique te ñu tiit ci lool mu jaaxal leen lool ba tey déglu nañu président France Macron mu jël ay décision yoo xam ni wane na ni pour ñoom réew mi xaw na yëngu ne école yëpp tëj lépp loo xam ni fu nit ñi di dajale ci mbooloo nañ ko wàññi ak yu ni mel kon nag lii moom jar na vraiment jullit yëpp ñaan bu baax a baax sellal ko ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu soril ñu feebar bi wala boog koo xam ni dugg na ci moom yàlla na ko borom subhanahu wa taala defal saafara ànd nag ak loolu dàqantewul ak ñu fegu ñu fagaru ni ñu ko lislaam jàngale sunu kéem kartan su ko defee sànq maa ngi doon wax ci tàmbali waxtaan bi ne jigéenu jullit boobu Oustaz Zakaria dafa am lu am solo lu mu wax sànq dafa ne boo gisee ñu naan jigéenu jullit la mooy jigéen bu bëgg a wommatu ci lislaam bu bëgg a tënk boppam ci lislaam kon waxtaan bi ñuy def tey mooy sunu façon ñun bu ñuy defee 8 mars maanaam pour ñun nan la jigéenu jullit waree am taxawaay boo xam ni mooy tax mu jouer rôle bi nga xam ni moom la l'islam di xaar ci moom te xëy na mu feeñ ci waxtaan bi ne rôle boobu ko l'islam jox su ko jouer kon tam loolu luy baax la ci humanité bi ci société bi su ko joué wul xëy na loolu du baax kon ñun noonu la ñu gisee affaire 8 mars kon ci cadre boobu la ñuy waxtaanee parce que dafa am ñett yoo xam ne booy xool gëstu yi ak bind yi ci wàllu jigéen rawatina jigéenu jullit da nga gis ne ñett yi ñu ngi koy xëccoo benn bi lu ñuy wax aada tradition tey jii am na ñoo xam ni dañuy wax ne jigéenu jullit daanaka wàccuwaayam dafa wàññeeku wala sax daf koo ñàkk ndax nuñ doon dundee démb sunu maamaati maam yi muy sunuy aada sunu caada ñu koy wax la tradition négro-africaine ñoo gënoon jox jigéen wàccuwaay lu ñuy wax matriarcat maanaam jigéen lañ gënoon dooleel ci kilifteef ak yëpp loolu nag bi lislaam ñëwee la ko soppi def patriarcat maanaam ñu jox kilifteef dooleel góor am na ñoo xam ne loolu la ñuy wax ñu naan kon jigéenu jullit
dafa wàcc àndam su fekkee dafa bëgg nekk dëgg-dëgg jigéen boo xam ni day fees àndam day delluwaat ci aada yi nga xam ni moo fi nekkoon balaa l'islam. loolu c'est le courant panafricaniste mooy ñi nga xam ni kon dañuy woote ne islam daf fay joox ba pare wàññi àqu jigéen ak yelleefam kon loolu benn la ci liy xëccoo ak jigéenu jullit tam war ko jàngat xam lu ci war a nekk taxawaayam ba ci loolu sax da ngay gis talaatay ndeer ñu koy waxtaanee nga gis tey ku mel ne Fatou Sow Sarr sociologue la référence la ci wàllu intellectuel ci jigéen ñi fii ci Sénégal nga gis ko moom muy wax ne moom buggul toppandoo 8 mars bële mais li nga xam ne xewoon na ci réew mi démb lu mel ne talaatay ndeer nga xam ne ay jigéen dañoo taal fi ñu nekkoon ngir bañ ñu jàpp leen def leen jàmm nee na lu mel noonu moo war a nekk référence mais pas ñuy toppandoo 8 mars mais kon tamit loolu lu jara waxtaane la bu baax a baax beneen bi mooy li ñuy wax capitalisme gëstukat yi dañuy wax ne tey jii li not ci Europe mooy capitalisme maanaam koom bu yokku na koom bi yokku rek su ko defee nit ñi mën a gën a dund nu mu leen neexee ci loolu nag la ñu fexe ba jigéen lépp loo xam ni da koy tere mu mën a yokk koom bi bokk ci li ñuy wax productivisme bi rentabilité bi profit bi liggéey ba koom di yokku lépp lu ko mën a gàllankoor ci loolu dañ ko war a dindi am na ñoo xam ne tam nee nañ loolu moo tax Europe li fa xew fa te loolu am na lu ci bëri lu nekk dëgg parce que jigéenu Europe yi daanaka ba deuxième guerre mondiale bi ba 1945 daanaka ñu bëri si ñoom nañ doon dundee presque comme jigéenu réewu jullit yi bëri ñu woon tànk ci biti am ay njaboot yu bëri et cetera mais guerre beeg yooyu tax na après ñu génne leen nag ne da ngeen di dem liggéeyi pour alal bi yokk ngeen wàññi doom yi tey bu leen nangooti ku leen tënk ci kër yeeg yooyu kon loolu am lu ci nekk dëgg ñetteel bi nga xam ne mooy xëccoo jigéenu jullit mooy li ñuy wax modernité bi maanaam wax ne lépp lu tëdd ci caada ak aada dafay tënk nit dafa war a moom boppam ndax nit léegi màgg na ci xel ba war a mën a tëralal boppam waaye bañ koo tëralee ci maanaam di defaat li aada waxoon wala naan diine bu jógee ci asamaan jógee ci yàlla moo war a tënk mbiru jigéen kon yooyu mi ngi fi su ko defee ci wàll boobu la ñuy laaj suñu invité du jour muy soxna Ndeye Diop ñu lay laaj yow jigéenu jullit boobu tey jii lan moo war a nekk taxawaayam lan moo nekk ci kanamam loo xam ni mën na koo tere xëy na nekk jullit wala loo xam ni xëy na daf koy yombalal loo xam ni àndul ak lislaam. jërëjëf imam damay jàpp ne xëj na balaa ñuy mën a xam jigéen taxawaay bi nga xam ne war na ko taxaw li ñu war a xool tuuti ba xam cër bi ko suñu borom jox ban la leeral jigéenu jullit bi mooy kan ba pare loolu tout le temps dama koy laltaaye samay waxtaan ci bi muy waxtaan ci jigéen wax ne jigéenu jullit bi mooy ki nga xam ne suñu borom bi mu waxee ne wala xadd karam naa bani aadama kii mooy ki ma gën a bëgg ci li ma bind bi jëmmam ja dandoo rek moom tabaraka wa taala jigéenu jullit mooy ki mu indi teg wax ko ne kii ma wax ne moo ma gënal ci lépp li ma bind man yow rek yow yaa ma doy ci mu jaar ci yow ci nga saytul ma ko ci nga taxawul ma ko ci nga sàmmal ma ko suñu borom ci xereñam gi def politique bu doy waar te mooy ne dafa fexe ba ki muy sàmmloo li mu koy sàmmloo gënal ko boppam moom mi koy sàmm boobu politique la suñu borom def jigéenu jullit bi nekk tey ki nga xam ne moom la suñu borom mooñe ci fitra sax noo xam ne moom rek moo mën a denc doomu aadama mu wax ko ne ko yow jigéen day jëmm ji ma la dénk doom ji ma la dénk intégrité physique am yow yaa koy layal ci man yaa ma koy sàmmal bu mu xamul dara ba keroog muy xàmmee dara bu mu lakk bu mu dagg bu mu lab nang ko sàmm intégrité physique am nang ma ko sàmmal ne ko
kii ma la jox te mu gënal ma ci mboolem lu ma bind li ñuy wax ak njub yaa koy lalal ci moom ndax ak njub moo lalal mboolem ci koy rafet yi mu ne ko li yow yaa ma koy njëkk a defal ci moom ne ko fer ñeenti ragal yàlla sax te mooy njiit laayi ngëm mu ne jigéen yaa ma koy defal ci jëmm ji ma la dénk xamal ko ne moom ak ndeyam ak baayam am nañ borom bu leen moom mooy suñu borom tabaraka wa taala wax ko nag ne moom jëmm ji nga xamante ne dénk naa la ko yow daal laay xaar ci nga waajal ma ko ci ay jikko yu rafet makaarimal axlaaq kon kii mooy jigéenu jullit lii mooy responsabilité am nga xamante ne kon buñ ko jàngatee kii mooy lépp mooy humanité kii mooy humanité boo xamee ne nag wax nan kan mooy jigéenu jullit bi day mel ni kon buñ koy wax di wax 8 mars li leen boole mat naa jéem a xam ba xam ndax day mel ni 8 mars it xëj na am na jigéen ñoo xam ne ci ay jamono ci ay réew tënkoon nañ leen ci seen àq ak seen yelleef di jëfandikoo ci ñoom doole ak naka sutul noonu ba jigéen ñooñu xëy fipp wax ne ñoom kat dañuy laaj seen àq ak seen yelleef bis booba ñu fipp woon di laaj àq yooya mooy 8 mars bi nga xam ne bari na ci jigéen ñi ñu taxaw tey ne moom la ñu approprié wu muy seen bés boo xam ne ci la ñuy remettre en question ak di xool ba xam ñoom lan mooy seen taxawaay ak lan mooy seeni perspective ak fu ñu war a jëm. tabarakallah kon soxna Ndeye Diop ni ma déggee sànq ni nga ubbee sa waxtaan bi nga waxee ne jigéenu jullit bi yàlla moom la wóolu dénk ko lii dénk ko lii dénk ko lii bi maana en tout cas dénk ko doomu aadama te mbiru doomu aadama la ñuy waxtaanee kon daanaka dénk na ko li gën a am solo mooy doomu aadama parce que yeneen yëpp lu doomu aadama di jëf la rek doomu aadama boobu kon bu dee ku baax la dana baaxal bu dee safaan bi la day yàq kon dafa mel ni yow da nga melal jigéenu jullit par rapport ak mission bi ko sunu borom jox te loolu nekk loo xam ne daanaka li ñuy wax nii tey ci modernité bi am na yeneen gisin yoo xam ñoom dañoo gis ne jigéen justement warul delloo boppam ci diine wala ci aada di fa jëlee na mu war a taxawee ci àddina waaye mi ngi ko war a jëlee ci xalaatu boppam ak li ñuy wax tey jii liberté boppam émanciper boppam bañ a nangu ñu tënk ko ci diine wala ci aada kon dafa mel ni lu mel noonu day indi jafe-jafe ak yow ni nga bëgg a delloo jigéen ci diine delloo ko ci boromam loo xalaat ci loolu. waaw mooy rek ba tey imaam li ma doon développé jigéenu jullit bi ci fii ñu toll ci atum 2020 bari na ay défis yu ko interpellé yoo xamee ne ñun de amoon nañu ay jigéen yoo xamante ne takku woon nañu nekk ci suñu kanam wax ne ñoom ñoo ñuy xeexal ay xàq ak yelleef jigéen ñooñu ñoo dem ba indil ñu li ñuy wax planning familial nga xam ne wax dëgg yàlla bu ñu demee ba ci cëppaandaw ji tey gis nañ ne lu bari ci wér-gi-yarami jigéen ñi ak lu mel ni ay cancer du col de l'utérus ak cancer du sein planning familial boobu nekk na li nga xamante ne provoqué na ko mu amoon tey ci jigéen ñooñu ñoo xam ne ñoo wax ne jigéen dañu toll ci mu am autonomie li ñuy wax autonomisation de la femme lu autonome nag buñ koy seet mooy rek loo xam ne dagg na ci jéng dagg ci kilifteef moom boppam di defal boppam di waxal boppam loolu jàpp ma ne jigéenu jullit bi moom war naa mën a mel noonu jigéenu jullit mënul autonome ndax suñu borom sange na ko fu nekk
encadré ko fu nekk ndax lii ma la wax ne suñu borom loolu la bëgg ci moom bëgg ko ci nit te loolu wane na kon ndekete jigéen mission mooy nit ndax foofu lañ jëmoon ci ne jigéen mission mooy nit ñun suñu mission mooy nit fexe ba doomu aadama nekk li ñu wax al insanul kaamil loolu moo doon suñu mission waaye bu ñu xoolee ne tey jii bëgg nañu daggal jigéen ay jéngam te bi ñu daggee ay jéngam fi ñu ko jëmee yépp dafa mel ni ci benn jubluwaay la mooy càkkutéef ak wut koom loolu nag day mel ni dina soreel torop jigéen càkkutéef ak wut koom ak wut bànneex ak wut bànneex ak rawante góor ñi ak yu mel noonu loolu xam nga mooy li may wax ne ñaari yoon ci seeni thème indi nañ li ñuy wax autonomisation de la femme et égalité des genres autonomisation de la femme et égalité des genres léegi boo demoon sax ba ci suñu dëkk yi gën a sori nga fekk fa ay jigéen yoo xamante ne xëj na seen jàng sax demewul noonu koo ci wax rek da lay wax autonomisation de la femme loxo bi takk tubéy moom mooy takk sor loolu moom nekk na leçon boo xam ne mel na ni mokkal nañu. kon ñoom ñu ngi réussir seen projet idéologique ci wàllu boobu parce que loolu soo gisee ni nga ko waxee boo demee ba ca kaw ga am na ay ONG. waaw ak ay association 200 000 yoo xam ni ñu defar la projet. waaw kay voilà kon dafa mel ne yow su ma la déggee ñooñu di dugal ci bopp jigéen ñi yéen da ngeen war a moom seen bopp mbiru kër waru leen diisal da ngeen war a am koom da ngeen war a tolloo góor ñi. dafa mel ne kon ñooñu yow rafetlu woo xalaat yooyu te pourtant mi ngi dugg ci réew mi kon danañ ñëwaat ci biir waxtaan bi nan lañ mën a nekkee réew moo xam ni dañuy wax ne réew mi l'islam daf fee am cër am fi doole réewu Maam Jaara ak ñeneen jigéen waaw Maam Fawad Bale ak ñeneen jigéen yu baax est-ce que jigéen ñooñu lii projet yi ak ONG yi dinañ ci ñëwaat convention yi ak traité li ñuy wax ci jigéen naan ko lii mooy sa àqu yelleef est-ce que suñu delloo ci jigéen ñooñu nga xam ni jaadu na ñu nekk suñuy référence d'ailleurs Fat Sow Sar sax moom loolu la wax ci côté boobu dafa ni lu tax ñun ñuy jël référence feneen talaatay ndeer jigéen ñooñu par exemple suñu référence la ñu war a doon loolu dina ci ñëwaat mais kon dafa mel ni kon am na contradiction ci Sénégal mooy dañoo bëgg a nekk jullit bëgg suñuy jigéen nekk jullit ba pare bàyyi leneen ëpp ñu ci doole parce que yooyu ngay wax su demee ba ci village yi léegi jigéen ñi di la teniral boobu langage kon ça veut dire que ñoom ñu ngi réussir seen projet boobu et que kon l'islam mi ngi reculer kon loolu dinañ ci ñëwaat léegi ci biir waxtaan bi ma bëggoon jox oustaz Zakaria léegi oustaz Zakaria dégg nga soxna Ndeye Diop li mu wax ak li ma waxtaan ak moom léegi yow tamit da ngay dellu si yow sa bopp nga définiral ñu al muslima jigéenu jullit wala al mar al muslima jigéenu jullit boobu yow nan nga koy définir nan nga koy tënkee ak tamit ni nga koy définir par rapport ak jamono jii ñuy dund parce que dama yaakaar ni oustaz jigéenu jullit bi dafa am jamono bu muy dund munoo wax rek benn jigéenu jullit nii xëy na am na ay principe mais jamono jii mu nekk nii tey jigéenu jullit boobu lan moo ko mën a gàllankoor ci mu womantu ci l'islam boobu nga wax sànq. jërëjëf imam gannaaw bi ñu santee soxna ci ni mu tàmbalee waxtaan bi ak ni mu duggee xam nga lu jiitu mooy il faut ñu wax jigéen wax góor parce que yàlla dafa créer góor ak jigéen mais sinon ci ay àtte l'islam ak tëralin l'islam suy définir lenn ci l'islam góor ak jigéen ñoo koy bokk amul lu particulier lu dul mu nekk luy dellu ci yàlla na mu bindee kooku mooñ ko moo tax boo waxee daanaka jigéen maanaam jullit rek li muy firi mooy al inqiyaad at taam lillahi subhanahu wa taala mooy ommatu c'est-à-dire al muslima mooy koo xam ne dafa ommatu jëm ci borom bi ommatu goo xam ne ommatu gu mat la ak topp ko kon jébbal na boppam yàlla jox na boppam yàlla ndax nangu na ne yàlla moo ko moom yàlla moo ko bind kon yàlla moo am sañ-sañu tëralal ko rëddalal ko nooy def pour sa dund baax nooy def pour sa dundin baax nooy def pour tabaxu nooy def pour tabaxe nooy def pour defar àdduna kon moom nangu na loolu kon fi muy xool ak fi muy jële ak ni muy dunde mooy day méngoo ak tëralin boobu bu jël li bàyyi la le ndax li yàlla wax yaa ayyuhal lazina amanu udxulu fi salmi kaafa yéen ñi gëm dugg leen ci lépp l'islam c'est-à-dire ni ngay jullee di woore
di joxe azaka di saraxe di jàng alxuraan di zikr parce que jàpp nga ni loolu yàlla dala ko sant te dalay defar dalay baaxal sa dundin aussi noonu la ko yàlla tërale kon bul jël lii bàyyi lii jëlal lépp kon ki nangu jël lépp nangu ommatu ci lépp kooku mooy jigéenu jullit bi. Oustaz li nga wax am na solo mais en même temps man damay faral di waxtaan ak jigéen yi intellectuels yi di leen dégg tam ñun ñëpp di leen dégg ci rajo yi télévision yi mais am na loo xam ni il faut ñu gën ko lijjanti parce que da ngay dégg ay jigéen yoo xam ni dañuy wax man jullit laa wante nag dafa am lu jamono laaj jullit laa mais je suis une femme quand même moderne am na yoo xam ni tamit nangam ak nangam jamono day dox léegi est-ce que loolu kan mën na ànd ak jigéen boo xam ni dafa bëgg a wommatu ci l'islam. bon xam nga l'islam bañul jamono bu dox parce que jamono si na ñuy dund l'islam dafay ànd ak jamono yëpp day ànd ak temps yëpp mais am na yoo xam ne dafa sax ay principe la du changer jamono du ko changer place du ko changer situation du ko changer circonstance du ko changer parce que dafa nekk ay valeur yoo xam ne yooyu bu changer rek mooy l'islam ci boppam nekkatul mais nag am na yoo xam ne mën na changer selon jamono ak mbir yi ni muy changer yooyu nañu tuddee as sawaabit wal mutaghayyirat sawaabit mooy yi nga xam ne dafa sax ci ay jikko yu rafet yoo xam ne bu jógee ci nit mooy nit ci boppam nekkatul dëggu wóor maandu fegu ak yu mel noonu yooyu ay valeur la yoo xam ne jamono du ko changer place du ko changer situation du ko changer am yoo xam ne nag mbiri nit ñi ni ñuy dundee ak évolution bi mën na am ay changement laa bu boobaa yooyu mën nañoo xool par rapport ak l'islam ak ay finalité am lan moo ko taxoon a jóg lii démb mënoon nañ téye loolu mais tey mënul méngoo ak loolu mais mën na changer te du génn ci cadre l'islam. Tabarakallah d'ailleurs danañ ñëwaat ci tomb boobu bu ñëwee ci beneen jéego waxtaan bi danañ gën a ñëw ci relation boobu entre démb ak tey aada yi ak tey ak tam lii ñu tuddee modernité est-ce que lépp la ñuy bàyyi wala dañuy nekk al toppe waaye tam ci yan base lañ koy mën a atte parce que il faut que jigéen jullit yi xam nan lañ koy xàmmee parce que bu ñu leen woowee il faut que ñoom ñu xam fu ñuy teg seen tànk surtout bu fekkee dañu bëgg a womatu ci l'islam dañu bëgg a garder seen statut de femme musulmane kon danañ ci ñëwaat ci biir waxtaan boobu léegi professeur Nafissatou Ndiaye Ba jot nga dégg déjà nu ñu ubbee waxtaan bi ba yow intellectuel nga je veux dire par là que ni tubaab bi formé nañ la ci lu bari parce que ba nga defee sa bac jàng ci ñoom lu bëree bëri ba mën a am tey ji niveau intellectuel bi nga am ba nekk enseignante ci université en médecine nekk tamit di liggéey foofu ci Dalal Jàmm kon tubaab bi am na lu bëri lu ñu def ci yow ci sa jaar-jaar boobu ak tey li ñuy waxtaanee yow tey lan mooy sa yëg-yëg damay dem ba jàpp ne sax pour yow personnellement fan nga natt sa bopp yow ba am benn moment boo xam ni nga ne bon tubaab yi liñ may wax nii ci wàllu médecine dama koy jëlaale seen i jikko ak seen pas-pas parce que lu yiw la lu baax la wala est-ce que dafa am benn moment boo xam ne ci sa jaar-jaar da nga ne mais man jullit laa est-ce que tam mën naa topp lii léegi lan nga ñu mën a indil ci wàllu boobu. waaw tubaab bi man sax dëkk naa foofu ak ñoom mais fondamentalement amuñu dara loo xam ni changé nañ ko fondamentalement si sama comportement. tooguma ba si yàgg ne jékki-jékki rek ne jullit laa déedéet dañ ko yaraale moi je pense que problème d'éducation la ñun ak loo munti nekk rek si kër gi ak loo munti nekk sa avenir sa devenir professionnel pour suñu ay parents doom nga jullit nga loolu dafa nekk benn base ci loolu ñu jëlee si la ñuy développé donc ñi nga xam ne effectivement parce que bari na ay collègues wala bari na ay xarit wala bari na ay xam yoo xam dañuy toog ba si yàgg rek ñu fàttaliku ni comme ni mu ko waxee imam il a bien apporté le sujet ñu fàttaliku ni entre guillemets ay jullit lañ ma dafa fekk rek damay ñëwaat si soxna da jëb wax mais yow bu ñuy indi fii tey boo yóbbu sa doom école dafay xam lan moo tax nga indi ko école mu am ay matières principales yu am coefficient bu baax ak ay matières yoo xam ni ay matières mun nga ko am ay coefficient 1 wala 0,5 wala 2 même boo ci amul moyen mën nga jàll donc tey bu fekkee yow jigéen nga wala musulman nga comme ni ko imam waxee benn la góor ak jigéen yoo xam nga yow la mooy sa matière principale bu ñu la indi fii ci àddina yu si des yëpp ay matières yoo xam ni soo ko defee c'est bien mun nga ko def c'est bien mais boo ko defalee aussi kenn la ci daan kenn loo tax am loo diplôme bi lu tax am loo kër gi lu tax am loo oto bi mais am nga matière boo xam ne matière principale la yow bu ñu la indi àddina mooy sa école
donc école bu nekk dafa am benn matière que bu nga accepté ñëw accepté nekk jullit kon nga dugg ci programme jullit am na matière boobu nag mënoo nekk école ni man je veux faire un bac scientifique mais du ma jàng mathématique du ma jàng physique damay jàng géographie mais di ut ay conditions comme su fekkee yow yaay tëral programme école bi da nga koy tëral ndegam nit ki mooy tëral ay programme ay borom ko yu am ful ak fayda seen ay doom di ci tënku waxatum la yàlla suñu borom am yoo xam ni ki humilité ak nga xam fi nga war a yem dafa baax ci nit le chasseur di wax da ngay bàyyi la proie pour l'ombre yow yaa nga war a dem ci di rëbbi rabu àll wala nga topp rabu àll bi ngay topp takkandeeram waaw xam loolu c'est du temps perdu donc moi je pense que jigéenu jullit yi toujours lu mel di reprocher jigéen ñi généralement ak intellectuellement des fois li ñuy wax c'est que dañuy def li ñuy wax la malhonnêteté intellectuelle xam nga moo gën a dangereux. dogguma la foofu dama lay bàyyi nga continuer. mais da nga wax terme boo xam ni daf ma intéressé rek xëy na tam li ma nekk góor moo tax loolu feeñee noonu ci man mais amul problème la saa si fekkee li ma wax tam jubul ñu jubbanti ko mais da nga wax ne am na lu may reprocher surtout les femmes intellectuelles loolu daf ma intéressé parce que dafa mel ni Sénégal léegi dañoo toll foo xam ne léegi kenn warul wax dara jigéen ñi. xëy na li ma nekk góor moo tax ma sévère ci loolu léegi lu ndaw loo wax jigéen ñi da ngaa bañ développement jigéen ñi da ngaa contre seen liberté bon kon xëy na jigéen intellectuel bu taxawee daal ne war nañ defee nii xëy na mu gën a neex a dégg loolu laa bëggoon wax rek mën nga continuer sa développement. waaw parce que xam nga loolu laay wax au sànq mooy la malhonnêteté intellectuelle nu ñu arrêté jigéen yi xam nga des fois dañuy wax ni elles sont fortes des fois ñu ne sexe faible des fois ñu ne maillon faible kan mu leen wax. des fois da nga defe nekk yooyu yaa ngi défendre ay causes fekk nit ki moo lay utiliser inconsciemment nga koy défendre ay causes islam dafa musul tënk kenn xam nga cerveau mënoo empêcher nit ki di xalaat donc yàlla dafa tënkul nit su tënkoon nit dina la def comme yow sa bët am loo xam ni nga ko gis am loo xam fële sa vision di yem sa biir lu munti nekk am loo xam ni mënoo passer puisque li nga ko mën a def ainsi de suite mais ce cerveau yaa def la bàyyi nga koy utiliser à ta guise te cerveau mooy nit ndax yaa def ni dama nga jàngi kon yàlla dafa tënkul nit en général muy góor muy jigéen islam dafa ñëw man toujours dama ni islam jigéen ñi dañuy war a delloo njukkal islam ndaxte même bu ne tradition on enterre les filles vivantes kan moo ñu libéré du yàlla moo ñu libéré mu ne bu leen enterré te doomu jullit yi kon en ce moment là on serait même pas là di wax. maanaam ci temps wu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam arabe yi doon nañ suul jigéen muy dund. waaw islam ñëw tere ko dindi leen ci. kan moo la libéré. ku la permettre nga dund. ba pare jox la xel ne la xalaatal. ah d'accord su ma comprendre droit bi njëkk mooy droit à la vie. te islam moo ñëw jox ko jigéen. temps yi ko doon suul. waaw temps yi ko doon suul ah. même des fois du ma d'accord trop si autonomisation parce que terme yi aussi ça dépend ni ñu koy définir. parce que soxna Khadija elle était autonome ah bu fekkee jigéen am koom-koom moom elle était la plus riche temps boobu si Makka donc koom-koom ak jigéen am na yàgg na am c'est que nit yi comportement tey gis nga jigéenu 21e siècle bi indi ñu fi dara lu bees li nga xam ne ñee amuñu ko woon suñu gisee Seyda Marème Niass la fille de Baye Niass la kooku jigéenu jullit la mais xoolal li muy réaliser ak dayo wi ko góor gi jox ak assemblée yu ko nit yi di jox ak li muy réaliser pourtant jigéenu jullit la donc man je pense pas que ñu bëgg wax ni que boo nekk jullit daf lay tënk non boo nekk si jullit au contraire bu fekkee da nga nekk en harmonie avec ta religion am ay principes am ay valeurs daf lay libérer te ma gis naa ne autour de moi femmes yu bari dañuy regretter pourquoi am naa benn anecdote bu ndaw laa lay jox am na benn c'est une jeune femme peut-être elle a la quarantaine cadre la fii si benn société bu mag mais bu mu demee màkk ba ñëw dafa ni man dama regretter lu tax ma yéex a dem màkk mu ni man bu ma demee màkk ba ñëw xalaatuma woon ni dinaa mos teg fulaar di ko liggéeyee ndax fu may liggéeyee ak lu may incarné la mais màkk bi dafa gën a farlu tey si liggéeyam mu comprendre ko léegi mu xam c'est quoi l'humanisme mu xam c'est quoi l'écoute mu xam lan may sensibilité yow sa chauffeur daa ko ndox cër kii ñu am un pas subalterne daa leen woon faale ma bu mu gënee comprendre islam xam ne ki mu ngoon ci erreur parce que intellectuel la
intellectuel ça sert à ça ça sert que loo jàng mu mun suba changer la société de façon positive keneen jàng si moom jàng na ko changer na ko elle l'assume te daf si fière yeneen copinam yaa ngi koy xool di def comme moom donc gis nga islam képp ku ci dugg rek da ngay kontaan da ngay équilibré ñi ko doon xeex yaa 20 ans sax ba leen gisi léegi changé nañ seen fusil d'épaule relève bi nag mu ngi def la même erreur que ñu fi nekkoon avant mais islam soo bëggee am bien-être bëgg am benn équilibre wala bëgg am sérénité si islam nga koy jëlee donc ñu ngi arrêté di wax islam daf ñu tënk wala islam daf ñu def quoi c'est la matière principale ay jullit lañ nu ñu assumer suñu matière boobu di se rendre la grâce à Dieu ba mu ñu defee ay jigéenu jullit. tabarakallah kon ñoo déggandoo waxtaan bi su ko defee ñu dem ñëwaat suñu beneen tomb waxtaan bi. Sara. tabarakallah kon ñoo déggandoo ubbitee waxtaan bi gis nañu kon ni nga xamee ni ñi ma bokkal waxtaan bi noonu la ñu càmbaree mbiru jigéenu jullit jéem a wane mooy kan ak tamit lan mooy taxawaayam foog naa ñëpp dégg nañ ko am na solo su ko defee dañ bëgg a ñëwaat ci beneen tomb boo xam ni maa ngi koy jëmale ci tey jii relation boobu may wax diggante tradition ak jigéenu jullit xam nga wax naa la ni Fatou Sow Sarr wax na ni talaatay ndeer référence la boo xam ni dafa war a sax remplacer 8 mars bi kon démb am na sunu maam ni ñu doon dundee am na lu ñu cëraloon jigéen am na tamit ay aada yu fi nekkoon ma bëggoon xam seen gisin ñooñu di woo jigéenu jullit tey même boo jëlee tey par exemple question colka bi am na fi ay jigéen par exemple ay intellectuels soo xam ne sax dañuy wax ni lu mel ne colka bi nii mbiru arab la bëgg nañ nekk jullit mais bu ñu toppandoo arab yi kon question yooyu dafay posé wu léegi lan la ñu war a téye ñun ci sunu démb loo xam ni jigéenu jullit tey mën na ko yóbbaale te du ko gàllankoor ci dara ci diineem te tamit du tax mu mel ne kuy toppandoo arab wala turc wala pakistanais mais jigéenu jullit lay doon nekk africaine te xam fi mu teg tànkam soxna Ndeye Diop lan nga am ci looy faram-fàcce ci wàllu boobu. xam nga damay revenir ci référence su jigéenu talaatay ndeer yi ndax loolu ba tey faaw jigéenu jullit yi def ci attention tuuti nekk na geste bravoure man loolu neex na ma trop. nee nañ fa jàmbaar daal. waaw njàmbarte gi ak courage bi neex na ma man dama bëgg as gor bu ñu laalee sa ngor nga bañ waaye nag jigéen yu tëj seen bopp ci nekk taal seen bopp xaru jigéenu jullit bi mënu ci def à 100% référence ndax la tadri la'allahu yuhdisu ba'da dhalika amran xamoo woon ndax boo leen xaruwul woon suñu borom mënoon naa ñëw ak leneen loo xamante ne foogoo leen ko woon kon la nga gisoon ba tax ngay taal sa bopp da xaru boo negoon yàlla amaana mënoon naa wane yoon loolu moo tax à 100% jigéenu jullit bi mënul def référence ci talaatay ndeer boobu waaye su ma dellu si su ma la dogul mënul def référence ci actu xaru bi mais ci actu xaru bi mais mën na def jàmbaar bi ak ci bañ nooteel très bien d'accord waaw très bien donc loolu laa bëgg a wax daf ko mënul jël à 100% mais du ko rejeter à 100% ndax li ñu wax on nous tue mais on ne nous déshonore pas loolu gis naa ko ci référence te tam bu ñu fàttali jigéen ñooñu foog naa nekk ñoonu jullit wala jigéen ñooñu est-ce que jullit lañu woon waaw de ñoo ay ceddo lañu ay ceddo lañu waaw loolu tamit loolu tamit dana bàyyi xel dina ci ñëw après oustaz dina ci indi ay leeral ci wàllu boobu ba pare notion jigéenu intellectuel boobu damay bëgg ñu revenir ci tuuti ndax Sénégal mooy defe nañ na intellectuel dëgg du nekk jullit li nga fi gis ci ay jigéen yoo xam ne dem nañ ba di revendiquer benn dayo bi ci xam-xam da ngay gis sax par contre benn cachet africanité la ñuy revendiquer mais diine bi moom duñ ko ñoox diine bi moom duñ ko ñoox à 100%. Serigne Touba dafa wax ne nit bu ngéejoo
ci mboolem xeeti xam-xam yi te ragalul yàlla kooku xamul dara waaw am na sax kenn ci jigéen ñooñu ku ma mës a interpellé ci débat ma wax ba pare xam naa pour ramener ma ci benn dimension ndax wax ma ne damay mel ni kuy wanewu ci wàllu xam-xam daf ma wax ne Socrate dafa wax ne tout ce que je sais c'est que je ne sais rien ma ne ko waaw ndax yow Socrate mooy sa delluwaay Socrate mooy ci ki ñuy dellu mënuñu la nag waxal baytu sëñ Bay Jaxate wala sëñ Adi Touré waaye lu Socrate wax wala Platon moom dinañ ci ñëw waaye bés boobu ma ne ko soxna si mu ne ma ne ko gis nga Socrate mu ne ma ne ko bu la nee tout ce que je sais c'est que je ne sais rien mu ne ma ne ko nangul ko Socrate xamul dara ndax mënoo nangul xam-xam koo xam ne la mu xam delloowu ko ci moom ki ko boromam moom delloowu ko ci mu xam ne moom jaamu yàlla la boo xamante ne nekkul lu dul une pauvre créature de chair ci kanamu suñu borom ku amul xam-xam boobu bu la nee xaw ma dara nangul ko ndax kooku xamul dara mooy li ma la wax ne la nit bu ngéejoo ci mboolem xeeti xam-xam yi te ragalul yàlla kooku xamul dara. lam yaxsha rabbal aalamiina fa laysa bi aalimin walaw afna funuuna. kon loolu nga tontu na aussi. kon waaw kon dafa mel ni loolu nga ko tontu ci wàllu dafa mel ne doomu aadama yi yàgg nañu di xamal seen bopp ay mbir et que kon l'islam bi mu ñëwee lam leen dimbalee mooy jokkale leen ak xam-xam bu wér bu jóge ci yàlla dafa mel ne loolu nga bëggoon wax ndaw si daal xëy na tam ñaareel bi que mooy xëy na xam nga nit dina wax Socrate nangam ak nangam xëy na tam xóotal bi des parce que Socrate yaakaaruma ne jubluwaayam ci wax boobu moo doon wax ne xaw ma dara dafa bëggoon wane rek woyof mais Socrate humilité la bëggoon wane mais ça voulait pas dire que ni xamul dara mais nag yow dimension bi nga ci indi loolu moom vraiment lu xóot la pour wane ni xam-xamu doomu aadama bu jokkoowul ak waxyu bi ak luy jóge ci yàlla mën na ko bañ a jëriñ. mu nangul boroomam kooku xamul dara. mais tey ji kon loolu daf ñu indiwaatal question boobu mooy que tey ji li ñuy wax jigéenu jullit ne ko da nga war a moom sa bopp di xalaatal sa bopp di tëralal sa bopp waroo tënku ci aada waroo tënku ci diine parce que léegi sax da ngay gis ne jigéen ñi nga xam ne dañoo gëm pas-pas yooyu dañuy wane ni aada ak diine ci boppam maanaam mooy cosaanu nooteelu jigéen et que diine ci boppam sax daf fi ñëw rek pour wan góor nu muy nootee jigéen loolu da nga koy gis ci seen waxtaan ak ci seen i téere yow nga ñëw lànk loolu gis ne au contraire jigéen l'islam da ko jox cër léegi loolu noo koy faram-fàcce ni ma koy faram-fàcce mooy ne imam saa boo xamee ne jigéen génnul mi ngi toog uf njabootam gérer këram gérer njabootam dañu defe ne jigéen boobu du dara du sax nit da ngay gis ñoo xam ne boo waxee dañ la naan tollootuñu jamono boo xam ne jigéen da ngay nekk simple ménagère toog ci kër gi di gérer ay xale loolu lañ lay wax alors que bu ñuy wax développement ci réew développement bi ci jiitu mooy développement humain defe naa li baaxal doomu aadama ba loo ko jox mu mën ko téye mën ko sàmm loolu moo jiitu ci defar kon jigéen bi ci kër gi toog uuf njabootam ndax yar moo nekkul imaam loo xam ne kii xëy 8 heures du matin di wàcce 8 heures du soir da koy man defar nit dafa laaj nga jox ko sa lépp nga réussir nit dafa laaj nga jox ko temps dafa laaj nga jox ko abnégation dafa laaj nga jox ko générosité moo tax jigéen warul matérialiste imaam gis nga jigéen dafa war di joxe te du xalaat jël jigéen dafa war a donner la vie jigéen dafa war a donner l'affection jigéen dafa war a donner xam-xam ñëw ci facette yu bari nga xamante ne maa ngi wax ne tey jii buñ nee jigéen statut nekk jigéen dafa statut am décret la c'est un décret divin yàlla moo ne yow jigéen nga donc ce décret divin
soo ko nanguwul ku nekk xam na ne da ngay sonn ku nekk xam na ne bu fekkente ne yow suñu borom mi ne la yow jigéen ngay doon jur njaboot toog sàmm leen kii góor lay doon génn dem wuti li ngeen yittewoo indi ko yow nga defar nit moom mu jàppandalal nit liy ñoŋal dundam suñu borom xam na lu tax ma organiser noonu ndax lan bañ ko bàyyee kat jigéen daal di tëj kër ga tëj njaboot ga góor wuti ma wuti la lépp yàqu xam nga damay am envie wax ne jigéen ñii di fête 8 mars lan la ñuy nuróole ak a fecc ak a way ñoom fu ñu toj li xale yi di wax fan lañ toj ndax jigéenu Sénégal ndax ñun yaay yi am nañ fierté ci doom ji ñu jur tey sénégalais bi ñu jur tey ndax am nañ ndax ñun war nañu fecc ndax war nañu way ndax war nañu nuróole ci télé yi fête 8 mars ñun fan lañ toj lan lañ def suñu doom yaa ngi fees dell ci kaso bi amatul fu ñu dugal nit yaa ngi dégg yu yéeme dégg ngeen histoire bi defree chronique bi xaw ma ay Diop Iseg ak Dieyna xoolal émission boo xamante ne tey jii jël ay xale yoo xamante ne xamuñu dara jël leen di leen tàggat ci fecc ak way ak yàqutik jikko ba ñu yegg si fii kon am na fu échec am daal ñun te échec boobu cela veut dire que échec gu jigéen ñi la wala ma ne échec boobu am échec boobu da nga koy delloo ci jigéen ñi wala boo ko delloowul jigéen ñi foo koy delloo imam boo ko delloowul ci yaay mi war a yar war a sàmm fan nga koy delloo man dama defe ne bu 8 mars jotatee ñun dañoo war a toog simboo suñuy rangoñ jooy yu metti ndax lajj goo xam ne lajj nañ ko ci njaboot yi ak taxawaay bi nga xam ne jigéen war na koo taxaw ci kanam yàlla jooy mais fi mu nekk nii jigéen yaa ngi dawal seen 4x4 di làkk seen tubaab di dem Dubaï di ñëw am seen parité imam dañuy ñaawal léegi loolu imam dañuy ñaawal loolu dama jàpp ne am na jigéen ñoo xam ne jàpp nañ ne donc sigi boobu avancement la déedéet am nañ seen loi de criminalisation nangam ak nangam te ba tey ñu ngi naan loolu yëpp sax amul nee nañ code de la famille léegi dinañ ko soppi pour que kilifteef bañ a nekk ci loxo góor mu am autorité parentale jigéen ñi wax ne ñu ngi avancé ñoom yooyu lañ jàppee avancement jigéen ñaa ngi ci armée bi léegi mën nañ dem nekk ay soldats yooyu yëpp ñoom dañ ko jàppee avancement mais yow da nga jàpp ne du loolu la ñu war a nattee avancement déedéet loolu du avancement loolu sore na sax ak avancement ndaxte nekkul oto yi ak or yi ak takkaay yi du loolu mooy alal ñun suñu alal mooy suñu njaboot yi njaboot mooy alal dama wax fii ne la femme musulmane source éternelle de vie abîme insondable de beauté et de mystère créé pour donner waxaat ne femme en islam quand la féminité arme l'élévation spirituelle la femme musulmane en sa mission originelle être épouse et être mère femme en famille responsabilité intuitive équilibre conjugal en famille élargie la dogme sénégalaise yi dimension yépp ma lay indil ci jigéen du ko riche du ko riche ci alal ku riche ci nekkin la ak li mu capable la joxe ak li mu capable la indil doomam këram société am foofu la jigéen riche waaye bu fekkonte ne woon ne oto yi la rek imam ak takkaay yi kon xar yi du mel ni tulleeg màllet ak sëy yu tas yi boobu bu ñu mayee téeméeri sëy 2019 bu ñëwee ba 2020 63 yi tas na première année bi balaa deuxième année bi nag xamoo ndax yeneen di ci des ba xam ndax moom dana lanki wala na muy mel tabarakallah sëy yi baaxatul barkeelatul maternité bi mi ngi nekk en crise kenn xamatul luy doom kenn xamatul luy yaay suñu doom yaa ngi ci kaso yi yàqu nañu ci bépp fànn ñun kay wax dëgg yàlla bu 8 mars jotatoon dañoo war a toog si suñu ruq manakan xoolaat suñu bopp
def autocritique. waaye xoolaat du ñu tëggu rôle jigéen ñi ak société bi fi mu toll parce que effectivement li yàqu ci société bi yëpp ni ñu ko waxee effectivement lu ci bëri mën nañ ko delloo ci jigéen bi taxawaayam loolu mooy xëccoo bi ma wax sànq parce que jigéen boobu yow da nga koo am ay valeurs yoo ko jox lu mel ne par exemple mu rafetlu lool nekk yaay nekk soxna rafetlu lool toog ci kër jël temps jox ko doom mais loolu nag yeneen idéologie loolu lañ bëgg a soobantal wan jigéen bi que ni yooyu moo lay tardeel même autonomisation yëpp noonu da nga war a liggéey bu baax am sa alal mën di tukki am sa liberté mais kër rek da lay fatt ak yu mel noonu kon yow sa projet bi nga teg ci wàllu l'islam ak projet bi nga xam ni moom la ñuy dooleel fii Canada temps yi indi na fi xaalis bu bari pour wax ne nañ gën a jàppale jigéen ñi tuddee ko sax politique féministe loolu yëpp dafa dugg ci xaalis bu bari sax programme d'appui aux politiques féministes xaw ma ñaata xaalis indi na ko fii Sénégal pour que jigéen ñi justement mën a am autonomisation boobu te loolu wax dëgg yàlla luñ koy gën di am di gën a ñàkk mën a am toogin bi nga xam ne yow moom nga jàpp ne moom la ñu war a am pour defar kon loolu dañ ko gën a càmbar encore léegi oustaz Zakaria kon tey ji crise bii ñuy dund nii ni ma ko waxee am na ñoo xam ne ñoom ci seen nattukaay jigéen mi ngi avancé bu baax comme ni ma yenn yi ma ci tudd mais yow ci sa nattukaayu l'islam tey jii lan mooy li nga xam ne gis nga ni jigéen xëy na mi ngi ci avancé l'islam rafetlu ko waaye tamit xëy na am na feneen foo xam ni mi ngi fay dellu ginnaaw te loolu day indi gàllankoor société bi l'islam bëgg a tabax. jërëjëf gannaaw bi ñu gërëmee soxna yi si seen waxtaan yu rafet ak yéeg ànd ak yéeg-yéeg mais bëggoon may ma tuuti delluwaat si li ñu wax que ni l'islam dafa tinki jigéen ci en tant que nit mu yam ak góor parce que nit buñ ko waxee ëmb na góor ak jigéen yàlla di wax yaa ayyuhan naasu inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa góor ak jigéen donc reconnaître ko en tant que nit beneen bi mooy l'islam ni mu joxee jigéen liberté d'expression comme ni ñu koy waxee wax xam nga donte lépp day tënku mais tënku ko pour xalaatam mu génnee ko mu bañ a génnee xalaatam mais daf koy encourager mu génnee xalaatam mu wax xalaatam mu wax ni mu gisee ak ni mu dundee xam nga sootul mujaadala qad samia allahu qawla allati tujaadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah li tax mu wàcc jigéen la mooy xaw la borom këram bunduxataal ko doyadil ko suufeel ko moo ko jël mu nekk xale jural ko doomam yépp dem ba jëmmi jamono mu ñàkk déggoo ak moom ne ko bu ma naratee ànd ak yow dafa mel ni sama yaay laa àndal yàlla soxna si dem ñu discuter mënuñoo d'accord mënuñoo déggoo mu dem ci kilifa bi mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam wax ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nag seen situation xaw ma ci lu dul li la sa borom kër wax loolu mooy li am parce que balaa l'islam doon ñëw nit ki boo waxoon loolu soxnaam loolu mooy continuer mais bu mu toogee tuuti rek yàlla wàccee aayaat yooyu di wax ni yàlla dégg na waxu ndaw si c'est-à-dire lu rëy la quoi c'est jigéen mooy revendiquer ay droit am mooy wax c'est pas normal man yaa ma jël ma nekk xale xaw ma benn góor bu dul yow li nekkoon sama biir ma war ko génnee ci doom yépp si njaboot yow laa ko génneel tey nga ñëw di ma wax bu ñaaw bi non yàlla mënul seetaan li ci kanam kan la taxaw si kanamu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne dégg naa waxam qad sami allahu qawla allati tujaadiluka mu ngi discuter ak yow al mujaadala mooy dàgga sante yonent bi ne ko lii mu ne ko non loolu mënul nekk loolu mënul nekk il faut mu am lu leer luy ñëw wa tashtaki ila Allah muy jooytu ak di tawat mbiram ci borom bi subhanahu wa taala yàlla ne man yàlla dégg naa yow yonent bi yaag soxna si li dox seen diggante si waxtaan ba noppi nag daal di wax ni wax nit sa jabar ni da nga may xoole sama yaay du dëgg et ñoom la yaquluna munkaran min al qawli wa zuuran wax bu ñaaw la ak loo xam ne du dëgg ndax jabar mënul nekk yaay lu waral loolu mooy jigéen gis nga beneen bi mooy xam nga Omar ibnu Khattab jamonoom taxaw na ci kan minbar di xutba naa ni yéen nit ñi seen can yi ngeen di laaj ëpp na ndax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay soxnaam yi mu takk ak ay doomam yi mu maye paasal woon nangam kon wàññi leen ko jigéen taxaw ne ko président de la république ndax yàlla daf ñuy jox sunu ak yow nga ñu koy xañ wa in aradtum istibdaala zawjin makaana zawj wa aataytum ihdaahunna qintaaran falaa ta'xuzu minhu shay'an
ata'khudhunahu buhtaanan wa isman mubiinan ndax bu ngeen leen joxee dara bëgg leen bàyyi da ngeen nangu bu leen jël dara ci ngeen joxoon. kan la doon waxal président de la république xoolal xëj na du ma wax autorité du ma wax audace mais dinaa wax rek xëj na sañ-sañ ak njàngale l'islam président de la république nga koy dagg ci biir discours am naan ko yaa ngi ñu xañ suñu ax. yeneen ak yeneen yu baree bari jigéen dañ ko daan jël xale bu jigéen nekk jirim ki ko yore su ko bëggee takk ko te du ko jox dot loolu moo indi borom bi subhanahu wa taala di wax ni wa in xiftum allaa ta'dilu maanaam masna wa sulaasa wa ruba wa in xiftum allaa tuqsitu fi yataama nisaa bu fekkee ne ragal ngeen ni du ngeen maandu ci jigéen ñi nga xam ne ay jirim nañu ba jox leen li nga xamante ne moom moo nekk seen dot yooyu bàyyi leen ngeen tam takka yeneen jigéen yu dul ñoom moo indi woon masna wa sulaasa wa ruba fa in xiftum fa waahida aw maa malakat aymaanukum loolu lépp pour lan parce que ñu ngi bundu xataal jigéen bëgg koo jël te duñ ko jox axam yàlla ne jox leen seen ax su ngeen ragaleen du ngeen leen jox seen ax dem leen seeti ñeneen ñu dul ñoom. arab da daan tooñ jigéen mooy bu ko fasee ba idda bi bëgg a jeex mu delluwaat ne ko mu jëlaat ko pour ànd ak moom ne ko duma la bàyyi nga dem sëy ak keneen te doo am jëkkër da ngay des ak man loolu moo indi ab talaaqu marrataan fase ñaari yoon rek la yoo xam ne nit ki mën na jëlaat soxna ci su defee beneen troisième fois kooku ñàkk na ko lu dul ni dafa am beneen borom kër ba ànd ak moom si seen coobare mu bàyyiwaat ko mën koo jël pour lan pour noonu ñu doon bundu xataale jigéen dañ am na suur boo xam ne suratu talaaq la mooy saaru fase yàlla day wax si jigéen parce que lan dañ koo fase ci jamono boo xam ne kenn waru ko cee fase yàlla intervenir ne jigéen soo koy fase du saa bu la neexee nga koy fase mais am na benn période boo xam ne bu ci tollee waroo ko fase muy ci ànd laab boo xam ne da nga ànd ak moom wala jamono bu muy gis baax parce que ñaar yëpp bu ci nekk daf koy retarder si wàllu iddaam te dafa bëgg mu teel a génn ci idda boobu yow soo ko soxlawul keneen soxla na ko keneen mën koo jël dañ ko doon doon comme ni ñuy doonee alal yàlla ne yaa ayyuhal lazina aamanu laa yahillu lakum an tarisu nisaa karhan bu leen doon jigéen forcé mooy nit ki bu bàyyi woon soxna bu génnee àdduna rek ki jëkk a ñëw jël malaan teg ko ci kaw soxna si moo ko moom moo ko tippoo moo ko appoo te sañul bañ yàlla ne noonu bon li yëpp soo gisee mu ñëw jaar ci tuuti pour wane équilibre bi nga xam ne moom la l'islam équilibré wu parce que diine diggu doomu la mooy juste milieu c'est-à-dire tënku la bépp tënk mais tinkiwu la aussi bépp tinki lan la may lum la mayul loolu jigéenu jullit daf ko war a jàngat xam comme ni ko soxna Ndey Jóob di waxee kon tey jàpp naa ni li gën a rëy loo xamante ne war nañ cee mën a delloo jigéenu jullit ñi ñu bàyyiwaat ci xel mooy yaay bi ñu nekk tey jigéen li ñuy wax société bu baaxee mën nga wax ni ki jëkk pour mu baax jigéen la comme ni ko soxna si waxee sànq bëgguma ci jaaraat parce que wax na ko mu leer dañ ñun góor ñi kan nañu yàlla dénk jigéen nañu dénk ci biiram moom moo ñu denc ci biiram bi yàlla nammee ñu génn kan moo ñu jëkkal leew teg ñu ci ñaari lu përëgëm yi ak ci kii sëgg li muy lekk di naan ween bi chaleur bi mu jox ñu ko kan la après loolu kan moo ñuy orienté bañ nañ ko bu ñuy wax dañuy wax école maternelle c'est-à-dire bu mu nekk loo xamante ni jigéen mooy nekk naan ko defal nii wala defal na le bu ñu demee ba nekk mag jigéen moo ñuy bëgg nekkaat suñu yaay nekkaat suñuy sœur nekkaat suñuy soxna loolu suñuy yaay ak suñuy sœur doon def ci ñun ñuy def ci ñun loolu ak leneen lu dul loolu kon jigéen mooy lépp kon bu fekkente ne yaay boobu nga xamante ne mooy war a tabax société ni mu mel noonu la société bi di mel kooku il faut mu delluwaat nekk yaay su delluwul nekkaat yaay rek bu boobaa société ni mu tëddee comme ni ko soxna si waxee noonu lay demee tey yaay bu génnee këram kan lay indiwaat ko biir kër jigéen lay indi du indi góor c'est-à-dire yaay bu génnee bu demee kan lay indi pour mu wutu ko li mu waroon taxawee si njaboot gi ak ci kër gi mu mën ko remplacer kan lay indi day indiwaat jànq comme ni ñu koy waxee ma léeg-léeg boo déggee yéen jigéen da ngeen wax Ndakaaru léegi jànq dafa jafe man mënuñoo am jànq yaay lay indi wala maam lay indi wala tante lay indi wala sœur lay indi wala njëkkeem lay indi pour mu remplacer ko parce que liggéey bi mu waroon def góor mënu koo def jigéen moo ko mën a def est-ce que kooku muy indi mu wutu ko dina ko mën a wutu dëggantaan léeg-léeg jigéen ñi gën a bàyyi mais ay failles yu bari ñu bàyyi ko seen kër après man damay waxtaan ak ay jigéen mais bëri nañu am déception parce que li ñu sori seen kër moo tax li ñu doon yaakaar lu bëri après amul donc jàpp naa ni li ëpp solo mooy yaay boobu ñu bàyyiwaat xel pour nekkaat yaay boo demee kii dem yéen ñaar ñëpp ngeen ñëw sonn kii teg sànni saaga boo moytuwul doo am affection boobu nga waroon am sa doom war mën a toog waxtaan ak ñoom lu bëri nga mën ko contrôler doo def parce que coono beeg yu mel noonu xëy suba bu ëllëgee noonu waxuma bu ñu liggéey mais
yaay bi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. tabarakallah kon dafa mel ni dafa am xëccoo kon bu am ba li ñuy wax ci wolof jigéen ñi ñu bëgg koo yëkkati ci ànd bi mu toogoon moo doon gën a yittewoo kër gi ak yittewoo njaboot bi ak yittewoo borom këram mais justement coow li yëpp foofu la nekk parce que tey jii ñiy woote ne dañuy libérer jigéen moo tax souvent war nañ leen poser question bi da ngeen koy libérer ci lan ñu ne dañ koy libérer ci kër gi mu leer kon nag léegi dafa war a leer temps bi muy def ci kër gi da ko war a wuti koom pour am autonomie bañ a dépendre ci góor dañ koy libérer ci lan ci am ay doom toog ci kër ga di leen yar léegi da ngay dégg jigéen yu bari wax ni du ma fi toog di yor doomu kenn waaw sama développement bopp ak sama commerce lay toppatoo du ma fi muñal kenn dara kon tension boobu moom am na. mais maam pardon nga baal ma léeg-léeg nga def ko dagg tey baal ma rek nga dagg soxna si maa ngi jéggalu parce que kàddu gi dafa war a ñëw ci yow li tax ma ne nga baal ma mooy dafa am beneen affaire boo xam ne aussi da nga ko ciy dugal mooy est-ce que góor ñi aussi ñu ngi taxaw seen devoir c'est-à-dire yow góor bu ñu la waxee jigéen bi yaa ko war a dundal yaa ko war a wodd yaa ko war a sàng yaa ko war a aar léppam sa loxo la war a nekk est-ce que loolu pour moom aussi rôle bi mu war a taxawee mu mën ko taxawee dëggantaan yaakaar naa pour équilibre am aussi il faut ñu bàyyi xel ci loolu maa ngi jéggalu tuuti rôle bi imam waaw d'accord dagg la waaw li nga wax ne nii c'est possible loolu. ki war a sàng war a yor war a dëkkal war a dëkkoo ko war a jàngal du yaayam yaay ji mu ngoog tabarakallah kon waaw kon c'est que loolu laa bëgg waaw loolu am na ci solo voilà c'est ça sinon du équilibré wu trop parce que góor bi tamit parce que jigéen bi pour mu mën a def rôle am il faut ñu encadrer ko il faut xelam dal aussi financièrement il faut xelam dal ci fi mu toog dinañ ko sàmm dinañ ko aar dinañ ko yiir te ki war a def noonu mooy ku góor gi tey xale yi lu bëree bëri soxna si wax na ko divorce taux divorce tey dañuy wax ni du ma joxe original quoi lu ma la laay joxe voilà photocopie voilà parce que góor ñi si boppam ñoo wóoratul donc bëgguma aussi affaire bi tamit benn balance bi incliné wu noonu lañ koy waxee si waaw mais na nekk voilà c'est ça na équilibré bu baax loolu la waaw tabaarkalla am na ci solo c'est vrai que loolu moo tax d'ailleurs quelque part erreur am na ci bëgg root ci góor teg fële wala root ci jigéen teg fële bëgg société bi dox ku nekk il faut que mu xam cëram ak tam la mu war a taxawee ci société bi léegi professeur Ndiaye Ba li nga dégg ñu waxtaan nii kon tey ji yow en tant que femme intellectuelle musulmane boo xam ni am na valeur yoo xam ni da nga ko bëgg a préserver mais en même temps aussi am na luy xew ci jamono lan nga gis ne tey moo mën a dimbali jigéenu jullit bi nga xam ni bëggul perdre ay valeur am mais en même temps tamit am na yu koy xëccoo nan la mën a doxalee ban démarche lay am pour mën a téye ay valeurs musulmanes am te pour yow valeurs yooyu yan moo ci gën a am solo ak tamit mën a di nekk ci jamono nu muy doxee di lijjanti comme ñëpp. waaw man pour man dafa naturel damay commencer par nettali la benn anecdote temps bu mu nekkoon benn hôpital parisien Kremlin Bicêtre ñu toog ba sama chef de service doon ma wax yéen di ngeen di solo nii parce que ñu ma fekk Paris xam ne que ni laa doon solo ni ngeen solo nii dafa rafet ba suñu ay couturière fii maa ngi koy nuyu nii Issa la tudd mu ngi Fass ma am ay paañ temps yooyu paañ travail moo xewoon ñu ñaw fii ma yóbbu leen ñoom ñu nekk ay tubaab nekk ay catholique nekk niveau bu élevé société parisienne ñu solo ko mu rafet ba ñu commencé def ay foulard ni ma effectivement foulard dafa ça donne de la classe ñoom seen bopp bu ma wooree mu jaaxal leen ñu ma ah nag nga mën a toog di woor nii te meruloo yaa ngi toog di ree mu jaaxal leen ñu ma ah kon yéen seen gëm-gëm war na fort ba ngeen di woor mu toog ba kenn si ñoom bu mu accouché mu ma naa ko yónnee sëru dënk parce que dama ko expliqué woon sëru dënk si suñu tradition bu mu ne ma ah man ni ko xam naa man sama jëkkër canard enchaîné kon nañu ko war a waddee donc elle a compris donc def say valeur bu fekkee yow triché woo dafay naturel yow ni nga lay respecté ni nga leen di respecté li nga lay respecté ak condition yoo ko nga respectable ba respectable ku nekk li nga wane rek foofu la faay di excès dañuy toog ba heure tisbaar jot yooyu ñu ne ma ah yaa ngi ci sa microscope te yaa ngi ne wax ko waruloo faat julli ci biir laboratoire en France kon
kon pour préserver ko moi je trouve que difficile ça dépend rek fu mu la tolloo ak na nga koy vivre te wut da nga ne kaf di ree di ànd ak ñoom di jàng ak ñoom di dem seen kër ñu ñëw sa kër di dëkk ak ñoom ñëw nañ fi dem naa fa donc loolu man pour man loolu du problème bi mooy man dama jàpp ni que yàlla bu mu jokkee wax dafa njëkk ne jàngal donc man dama jàpp ni ñëpp a war a jàng muy góor mu jigéen pour man jàng bi dafa fondamental léegi y a deux choses mooy la forme et le fond fond bi mooy yow say valeur morale valeur spirituelle yooyu yoo xam mu ngi ci yow mooy sa fond mooy say connaissance loolu mooy sa fond léegi après le reste mooy la forme mooy yow lan ngay wane ak li nga xam ak li nga am nag nga koy utiliser c'est deux choses complètement différentes fond bi moo gën a am importance parce que tey su ma taxawee ci fond bi ni kii war na am xam-xam muy góor mu jigéen damay def la différence entre spécialiste ak intellectuel spécialiste mooy médecin la domaine bi ma xam xëy na xarañ naa ci mais ku mu génn ci domaine boobu rek je me braque parce que xamuma fa dara loolu doo intellectuel loolu spécialiste nga si ce domaine intellectuel di nga am connaissance transversale de la vie ñu olu ci agriculture nga mën ci wax ñu olu ci diine nga am loo ci xam ñu olu ci environnement nga am loo ci xam ñu olu ci sa métier nga wax leen fii nag moom fii laa gën a mën a xam loolu mooy intellectuel parce que jigéen boo nekkulee intellectuel rek mënoo yar say doom donc c'est pas une question d'intellectuel ak de spécialiste da nga fii Sénégal nag da nga nekk spécialiste parce que kooku boo leen génnee ci domaine am rek tey mu nekk dans les télécommunications mu yóbbu dans le monde du voyage rek xamatu fa dara kooku du intellectuel kooku spécialiste la nit ki nag mën nga bañ jàng école nekk intellectuel mais ki xam àddina sa maam mën na la yar sax nga nekk intellectuel parce que sa maam dafa amoon ay connaissances yoo xam bu la ko transmettre sax si kayit yi transmettre ñu ko donc moi je pense que boo nekkee intellectuel sa connaissance comme ñun dañuy tàgge wu ñun jigéen on est intelligente mën nañ xam nañ la góor yi xamul mën nañ la góor yi mënul na feeñ kon si suñuy ay activité man médecin la damay jàngale kon naa def loo xam ne góor yi dañ ko def idée innovation entre sama service bu mu nuroog service jigéen ñi hôpital la ñu nekk kon hôpital bu ko jigéen joxee warul nekk hôpital comme bu góor yor hospitalité bi war na fa fekk CETA bi war na fa fekk générosité yi war na fa fekk donc am na jigéen boo xam bu fekkee dans le milieu du travail sa plus su jigéen dafa ko feeñ fi ngay liggéey sa générosité sa yaatal nga bañ téye sa xam-xam di bañ def une concurrence malsaine comme donc loolu dafa ko feeñ bu fekkee jigéen nga bu fekkee nañ pour terminer nag moom par rapport à la forme habillement bi c'est que de la forme solo lu la neex l'essentiel di leen ni sol bi na yiw wax ñu la nga solo comme kii yow on t'a pas dit nga solo comme Turquie yow l'essentiel utal sa benn modèle mais l'essentiel na yiw loolu c'est la forme mais waxuñu la rek par force dafa nekk comme loolu toujours ce sont des faux débats léegi moyen man je pense que moyen aussi mënuñu ci juger nit ndax baax na wala baaxul moyen dafa nécessaire dans ce pays là les gens ont besoin de moyens je reviens si soxna Khadija ay moyens la am defa à la disposition de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jigéen am na fi ay moyens di ci def lu baax mais léegi dañu seetlu waaw dëgg la mais léegi en même temps dañu seetlu jigéen ñu bëri ci débat yi ñun ñoo yore kër yi ñun ñooy def lii ñun ñooy mottali est-ce que loolu ngistal dugg ci est-ce que loolu du yàq waaw góor yi dañ démissionné mais jigéen ñu koy wax am na jigéen yu leen ëpp fuuf moyen di ko def te waxuñu ko am na di jigéen qui étaient dans des niveaux mosuñu mënati benn jigéen boo xam nekkoon na dans une grande banque de la place mais dafa mujjee bàyyi sax liggéey pour toog ci kër gi am na jigéen ñi nga xam ni ñoom seen moyen dafa baax seen famille parce que wërsëg aussi dañ ne wërsëg bi yàlla si yow la koy jaarale mën nga liggéey am wërsëg comme mën nga bëgg liggéey am wërsëg yàlla boole la ak benn borom ko bu am moyen nga am wërsëg mais wërsëgu jigéen pour man ay oto ay yooyu yëpp tout ça man mënuma si wax ne que kooku dafay tax mu baax wala mu bon ça dépend si fond bi bu fekkee jigéen bu baax la ak lépp lu mu am ci wërsëg ci alal dina xam ne koy jëfandikoo daf koy jëfandikoo ci programme l'islam parce que dañu ne yaay nga yaay
comme dans la tradition moo doon ndeyu penc. man chaque fois dañu bëgg laaj est-ce que ndeyu penc est-ce que tubaab bi bu ñëwee di wax le maire parce que tubaab dafa ne maire yaay mère tu es la mère bu ne les mères comme ñu les mères de vie ce sont des mères. mais est-ce que tubaab bi moom triché wu ko si ndeyu penc que jigéen moo nekkoon ndeyu si penc bi ça veut dire que joxoon nañ ko cër parce que dafa amoon ay valeurs ñun perdre ñu dara de suñu perdre ay valeurs gis nga jigéen ak loo mënti am soo perdre say valeurs tu as perdu daal. ak loo mënti ñàkk nag si alal boo amee ay valeurs rek nit yi naw la donc man bëgguma ñu taxaw si le paraître. paraître bi daf ñuy distraire. ce qui est important mooy les valeurs. ak kooku comme bi mu am naka la koy utiliser. waaw kon la ñuy jëlee ci foofu ci li nga wax mooy que ni balaa ñuy jàll ci xalaatu penc mi déglu tuuti yenn Sénégalais yi lu ñu wax ñëwaat mais kon foofu li ñuy jëlee foofu mooy que ni moyen bu mu mën a doon bi jigéen bi amee peut-être que erreur bi mu war a éviter mooy mujj di jaamu moyen yooyu. di ci gis boppam waaye moyen yooyu fan la koy def. est-ce que da koy delloosi ci njaboot bi est-ce que da koy delloosi ci rab mbokkoo mi est-ce que da koy delloosi ci jàppale jëkkëram bu fekkee ni moo ko ëpp moyen kon xëy na question bi foofu la war a gën a nekk tabaarkalla kon ñu dem déglu xalaatu penc mi après ñu ñëwaat. xalaatu penc mi. jigéen taxawaayam ci diine lu am solo la ndax jigéen mooy école wala madrasatun bu jubee rek lépp baax mais bu déngee rek lépp dana jeng. waaw place wu jigéen ci diine ni ma ko jàppee mooy diine ji comme ni mu digal góor ñi daal loolu la digal jigéen ñi góor dafa war a jaamu yàlla jigéen tamit dafa war a jaamu yàlla waaye ci kaw loolu tamit jigéen bi góor moo koy jiite comme boo jëlee par exemple julli jigéen buy julli góor moo war a jiite mooy nekk imam et tout jigéen topp ci ginnaawam su loolu jàllee yeneen yëpp li yàlla digal jigéen moom la digal góor. mooy julli juróom yi mooy woor mooy asaka mooy dem màkk lii mooy rolu jigéen wàññi la miñam yem fi ko lislaam yemloo bañ a jéew bañ a fen sollu mot dal lii de diine soxla na ko ci jigéen bu baax a baax a baax. waaw loolu tamit jigéen yàlla loolu la ko digal mu sàmm ay cëram rawatina bu fekkee day génn di dem fenn daal buy génn tamit mu tàggu ay kilifaam bu dee dafa am borom kër mu tàggu bu dee amagul borom kër mu tàggu ay waajuram gàtt tànk gàtt làmmiñ waaw loolu daal lañ ko digal wax mais bu fekkee dañoo jël côté sëy tamit jigéen à chaque fois day topp ndigalu borom këram. lu mu ko digal loo xam ne yàlla moom la santaane mu topp ko lu mu ko digal loo xam ne yàlla santaane wu ko tam mu bañ kaa topp. nan nga gisee taxawaayu jigéen ñi fii ci Sénégal diine ji ndax ñi nga seetlu ñu ngi sàmm diine bu baax wala am na lu des. waaw am na ñi nga xam ne ñu ngi sàmm du ñëpp nag am na ñi nga xam ne ñu ngi sàmm diine ji bu baax a baax a baax boo leen séenee rek da ngay xam ne jigéenu lislaam mooy dox fii si colinam muuru bi ak julli waxtu juróom yi ak weeru koor bu taxawee da ngay xam ne Sénégalais yi ñoom. xaw ma ko fonkul diine waaye suñu soxna yi ñoom macha allah fonk nañu diine ji bu baax jàpp nañ si bu baax waaye nañu gën a yokk rek nag. waaw wax dëgg yàlla ñu ngi góorgóorlu xale yi moom ñu ngi góorgóorlu si diine bi moom loolu laa mën a wax vraiment waaw ñu ngi góorgóorlu. mu mel ni am na des ñenn nit ñoo xam ne. ñoom dañ ko waaw am na ñi nga xam ne tamit ñoom it manqué la ñu tuuti waaye yooyu yëpp nag bu ñu leen bàyyi seen sago rek dañ leen di jàngal rek di leen ommat di déglu waaraate bi am ñi nga xam ne seen kii yi seen doxin suñu sàng yi buggee wuñ ko noonu ak seen waxin ak seen colin loolu tamit xaw na manqué tuuti waaye loolu yëpp tamit de nit ñëwul dal nit motul waaye nañu lañu sàmm rek nañ leen di jàngal rek nañ leen di tëtte rek si diine ji. waa xanaa ñu jàppale leen rek ku am koo dendal ku mel ni man rek nga jëm koo xëcc ci lu baax rek waa jëm kaa xëcc daal waa ñu ngi góorgóorlu moom vraiment waa ji nag góor gi ak jigéen ñoo yem si diine ji innal muslimina wal muslimat fu yàlla tuddee wootee góor rek woote na fa jigéen wal muminina wal muminat wal qaanitina wal qaanitat wal xaafisina furujahum wal xaafisat góor bu sàmm cëram ak jigéen bu sàmm pëyam fu mu tudd jigéen rek tudd na fa góor kon jigéen lu foor la jigéen lu foor la si lislaam kon bay jëluñu góor rek bay jigéen waaye julli juróom yi boo si jullee boo amee fukk rek jigéen am na fukk kon jigéen nañu xam ne tamit ñoom it fonk lislaam fonk na leen lool woo na leen lool soxla na leen lool bu ñu sàgganee lislaam. xalaatu penc mi. tabaarkalla kon dégg nañu ñooñu li ñu wax ci nekkinu jigéen ci société bi léegi dama bëgg ñu ñëwaat ci
tey jii xam nga liy xew côté li ñuy wax modernité bi ak idéologie yi nga xam ni moo ngi jaar ci école yi ci université yi tey ay xalaatin ak tamit ci novelas yeeg média yi ak tamit ci convention yi ak traité yi bëri na loo xam ni tey jii bëgg nañ ko def ne jigéen lañ ci bëgg a jàmmal féexal ko am na ci loo xam ni xëy na mën na jàmmal jigéen am na ci loo xam ni xëy na mën na indil jigéen ay jafe-jafe rawatina par rapport ak ay valeurs islamiques am tey ji boo jëlee question avortement médicalisé bëri na tey ji ay jigéen fii yu koy défendre donte woon sax dañu ne ñoom liñ ci jublu mooy viol ak inceste mais am na yeneen jigéen yoo xam ne ñoom te ñoo am na si ñoo xam ne dañu jullit lañ ba tey mais pour ñoom avortement sax dafa war a nekk lu ñu may jigéen parce que la liberté de disposer de son corps maanaam dama xamul nag valeur boobu est-ce que valeur l'islam la wala déet mooy jigéen bi moom yaramam amul kenn ku ko ci war a wax dara kenn ko war a ko tënk tam ci diine mooy seet kan la bëgg a sëyal ndax day sëy góor ci biir sëy wala day sëy ak moom te sëyul ak jëkkër est-ce que dafay nekk LGBT day nekk lesbienne wala leneen est-ce que nu mu bëgg a dundeem daal noonu la ko war a def ba léegi ñun imaam yeeg ustaas yooyu ku wax ñu ne la da nga bëgg a fatt jigéen ñi ay intégriste ngeen da ngeen ëppal da ngeen war a bàyyi jigéen ñu noyyi et cetera kon loolu ay questions la yu fi nekk te tey ji boo xoolee ñiy woote loolu fi ñu nar a jëm buñ leen ci toppee amul àpp parce que tey ji européens yi nga xam ne ñu ngi woote loolu gis nañ fi ñu jëm tey mooy boo jëlee tey PMA procréation médicalement assistée da ngay gis tey pour tous maanaam tey jigéen bi du condition mu am jëkkër pour am doom on va vers une société sans père c'est-à-dire tey jigéen bi mën na toog fii ñu jël ndoxu góor dégg nga defal ko mu am doom te doom bi kenn du xam bàyyam parce que ñu ne àqam la droit am la ci mu am doom ci num ko neexee pas ci biir cadre sëy nga gis tamit affaire avortement bi ni ma la ko waxee ak mariage pour tous bi nga xam ni kon façon sëy bu nekk mën na am jigéen mën na sëy ak moroomu jigéenam ñu defal ko këram bu rafet aar ko ak lépp kon yooyu ku leen topp ñoom ci liberté bi ñuy wax fii nga jëm moom par force parce que yaay tënkal sa bopp te boo xoolee par exemple nangu nañu façon sëy yëpp comme ni ma koy faral di wax yéen tay ba mu des polygamie gis nga pour ñoom polygamie toroxal jigéen la donte woon sax kilifa yu bëri ci ñoom am nañu ay maîtresse seen président yeeg seen ministres yi di ko nëbb ci suuf bon léegi kon ci wàll boobu ñu def benn tour de table loolu mi ngi dugg si ci réew mi léegi lan moo mën a ñoŋal société Sénégal surtout jigéen ñi lan moo mën a fexe ba ñu bañ a nangu façon xalaat yi nga xam ni dafa neex a dégg te neex ci bànneexu bakkan ba pare ànd ak ay programme ak ay moyens ma commencé ci soxna Ndeye Diop. waaw loolu de xam nga imam boo jógee di roy dara loo xam ne danga cee fekk nit danga war a xool ba xam ki la ci jiitu li nga koy roy fu mu mujjee ak moom bu ko defee nga mën a xam bala nga ci teg sa tànk damay dellu gannaaw tuuti rek ci imam Zakaria ndax léeg-léeg jigéen ñi sax dañoo dem ci xëccoo égalité ba defe naa góor ñi sax inconsciemment léegi dañ leen a teg pression ci côté boobu ba ñoom sax léegi dañuy wëlbatiku di leen xalaatal lool wala di leen ko kaasal. pression bi am na moom. waaye imam góor ak jigéen duñu mës a yem ci benn boor li tax duñu mës a yem ci benn boor mooy jigéen dafa ëpp responsabilité. waaw jigéen dafa ëpp responsabilité man damay wax ne équilibre bi ñuy wax ne war na nekk ci biir kër war a nekk ci biir famille ba membre famille ba bu ci nekk mën na épanouir ci ni mu war a nekkee loolu jigéen daf ci yóbbaale sax borom këram bi nga xamante ne tey jii moom la nekkal yàlla boole kook moom dafa duggaale ci responsabilité am boobu kon dafa mel ni comme tey jigéen borom këram dafa dugg sax ci njabootam loolu moo tax ma ne la soo gisee góor bu ñàkk jom boo xam ne nanguwul joxe dépense nanguwul yor jabaram di war di doxaan wala muy dóor jabaram bul ko wax dara dóoral yaayam moo ko sàggane kon lépp day jóg delluwaat ci jigéen ndax jigéen moo toll noonu ci nit moo toll noonu ci humanité
te loolu foog mu fekk mi ngi gam-gam lente ak góor rek du transcender dëgg responsabilité boobu ci defar nit dafa weesu ay bu kii xëyee ma gont bu kii fayee courant ma fay ndox dafa ëpp loolu. léegi nag ñun ñu am problème loolu imam ak suñu jigéen yi intellectuels yi nga xamante ne ñoom laa tuddee les apôtres les chantres de l'autonomisation et du genre cette cohorte ave nga xamante ne dañu wax nañ ba sóol ndax rek bëgg a daggal jigéen ay jéngam tey jii nag suñu borom dafa dogal tamit ñu nekk ci askan bu yàlla taw feexal ci benn côté sénégalais dafa am esprit critique te nit ñi dañuy bëgg a xam nag tey bëgg a ràññee ndax nit ñi dañuy bëgg a dee indi nañu planning familial mu jëwuñ ci lu dul ay feebar ñu indi parité ñoom ñoo waxal seen bopp ne effet pervers yi day bu demee ba ñu constaté ko ñun sax dañuy taxaw di ko xeex effet pervers yooyu tey ñoom ñépp gisal nañ ko seen bopp. dogguma la mais planning familial bi du ñàkk dinañ ci am benn thème jagleel ko rek parce que lépp lu jëm ci santé de la reproduction. waaw ak droit sexuel ak loolu thème mu boppam la. dafa yaatu parce que tey jii bu njëkk ba bi ñuy commencé planning familial dañ ñëwoon dans le couple mais léegi tey xale bu jigéen bu am 15 ans. bu demee léegi fii ñu jox ko contraceptif. ba pare ne mineur la. jeex na en même temps mënul am consentement. mais mën nañ ko jox pilule. mënoo bañ a def loolu rapport ay contradiction yu wane suñu société bi am na problème. mënoo bañ a def rapport bu fekkente ne am nga esprit lucide ci diggante scolarisation des filles ak yenn matières yi nga xamante ne supplanté na sax matière scientifique yi te léegi ci coefficient ak droit yi ñuy xeexal jigéen ñi ak médicalisation de l'avortement mënoo ñàkk a def corrélation ci diggante yooyu noonu. te dafa am lu leen boole. dafa am lu kon danañ ñëwaat ci loolu incha allah il faut que ñu ñëwaat pour xool tey ñu dem ba tey maanaam diggante parité ak genre bi nga xamante ne tey même suñu ministère dafa am ministère de la femme de la famille de l'enfance et du genre baatu genre bi ñu ngi préparé benn caravane bu dëgër ñu ne dem ci kilifa diine yi ndax bëgg nañoo xam baatu genre bii bu fekkee genre bi ñu xam la abomination la ci suñu ministère. ay réew boo xamante ne téeméeri jigéen yoo jël juróom-ñeent fukki ak juróom ay jullit lañu baatu genre bii abomination la ci suñu biir ministère à moins que mu am un genre dans le genre bu bokkul ak genre bi ñu xam ndax genre bi ñu xam. damaa wax ne on ne peut pas être plus royaliste que le roi seen pape ki nga xam ne tey mënoon nga wax mooy seen Babacar Sy Mansour wala mooy Cheikh Mamadou Mountakha kooku moo taxaw wax ne genre bi c'est un plan de destruction c'est un plan mondial de destruction de la famille et de l'enfance. tabarakallah waxtu bi muy lan mooy genre mooy gis nga ba nii ak sama grand-mère ak samay ween mais man nekk góor lay dund. gis nga ma ne ak sama sabadoor ak sama ay moustache waaye man jigéen laay dund. kon loolu dinañ ko wutal benn thème en particulier gën ko xóotal. ci loolu yépp nekk loo xamante ne trahison benn élite boo xamante ne yàgg nañu nekk ci suñu kanam ñu defee ne kat dañuy xeexal jigéen ñi di wax ñi ay jàmbaar lañu ndekete yoon dañu am ndey dañu am ñu leen yónni ñu dem ba tey jii. indi ci suñ société loo xamante ne yàq na suñu njur yàq na suñu wér-gu-yaram yàq na suñu diine yàq na suñuy famille. te bon loolu yëpp tam nee nañ ci ay convention la tegu ak ay programme te lépp boo waxee ñu ne la Sénégal kat moo ratifié traité sàngam Sénégal kat moo ratifié nangam te ñun wax dëgg yàlla ñun loolu bañ koy ratifié dañ ñoo tàggool ñun loolu bañ koy ratifié ñun yëguñu ko. waaw d'accord loolu tam problème bu rëy la mooy ñiy dem. mais damaa defe ne soo demee di ratifié ay nit kay li nga leen di ratifié ñoom war nañoo xam lu mu doon. d'accord waaw d'accord danañ ñëwaat ci loolu kon léegi tuuti minute moo ñu dese ñu def dernier tour de table léegi oustaz dama lay bàyyi rek nga joxe sa tàggatoo en même temps après ma jox professeur. d'accord ñu ngi gërëm soxna yi ak waxtaan bi nu mu tëddee mais xam nga jigéen ñi daf si am ay extrémistes damay bañ ñu yóbbu ñu ñun tamit si extrémisme bon l'islam diine bu dugg doomu la góor ak jigéen société bi mënul dem sans ñoom ñaar
ku nekk def li mu war a def wala li nga xam ne dañoo war a ànd def ko moo tax yoon saa sallam wax ñu innama nisaa'u shaqaa'iqu rijaal li am ba am mooy jigéen ñi ñooy genn wàllu góor ñi comme que ñooy genn wàllu góor ñi duñu mat sans jigéen ñi duñu mat sans góor ñi am na ay rôle yoo xam ne ñoo ko bokk ci biir société il faut ñoom ñaar ñoom ñu taxaw côte à côte am na yoo xamante ne ku nekk ak ni ko yàlla binde jagleel ko moom moo war a taxawee loolu xëy na loolu tamit dafay laaj ay détails waxtu bi mayuñu loolu mais gannaaw ñii ñooy genn wàllu ñi société mënul dem sans beneen genn wàll gi il faut ñaari genn wàll yi ñooy taxaw sinon benn genn wàll bi rek bu demee bu boobaa day paralysé te lu paralysé du mën a taxawee li mu war a taxawee dëggantaan loolu laa bëggoon tëjee ñaan yàlla mu may ñu am dégg suñu diine mën a taxaw suñu diine ni ñu ci war a taxawee ñun ñëpp ñu jéem a joxante loxo di gindiwante ngir ñu am yiwu àdduna ak bu àllaaxira tabaarkalla professeur Ndiaye Ba lan ngay tàggatoo. waaw man rek pour conclure pour wax ni que duñu am ay échecs yu bari ci suñu société parce que suñu société dafa amul identité parce que da nga xam ban façon société nga société bu nekk xam ay référentiel am ay principe mais société bi nga xam ni genre suppu kànja la moo tax nit yi duñu yëpp ba ñu war a yenn thématiques yi ñu ko ciy proposé heureusement autorités yi ba léegi ñu ngi siy bañ mais ça veut dire que am nañ benn ñàkk fayda bu ñu wane ba nga xam ni tout ça société amul identité société su amul identité da nga xam ban modèle d'éducation laa bëgg pour ban type de société donc je pense que li ñu war a def mooy déjà ñu xam ban société dañuy am société bi ñu am lu mu tëralee am loo xam mën na fi nekk am loo xam mën na fi nekk ñu waxtaanee ko ba pare mais nekk les piliers de la société nga xam loolu kan ñu ci revenir aat après ñu mën a développer wax émergence bi ñu bëgg wala autre chose mais amaguñu socle man Sénégal dama jàpp ni c'est un bateau rek qui va à la dérive fu mu nar a teeri nag loolu parce que ku nekk rek même da nga koy gis ci école yi programme duñu bokk donc on n'est pas obligé loolu tam débat bu am solo la parce que kon fan la société bi jëm lan mooy suñu projet de société dañ ko war a toog waxtaane ko te xëy na ñàkk am l'islam bu saf sàpp ci suñ projet de société mooy ubbi buntu ñeneen indil ñu projet ñu topp leen ci après indaale koom kon tam loolu question la mais beneen question bi ñuy tëjee tamit mooy que ni jigéenu jullit yi tey est-ce que toll nañ ci réew mi ci organisation ak fulla ak fayda ba mën a proposer benn projet boo xam ne day ànd ak góor ñi ànd ak jigéen ñi équilibré comme ni ko oustaz waxee léegi ba nga xam ni kenn du mën a dugal fii beneen projet boo xam ni du valeur boobu lañ soxla kon loolu incha allahu taala du ñàkk ñu am yeneen jotaay di leen remercier bu baax a baax soxna Ndeye Diop di la sargal bu baax a baax di kontaan ci waxtaan bi ak participation bi di sargal bu baax professeur Ndiaye Ba Nafissatou Ndiaye Ba ci teewam di sargal di kontaan ci oustaz Zakaria Cissé kon di leen jox rendez-vous pour càmbar bi di ñëw incha allahu taala wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. Càmbar si diine sur ITV.